man gëma ko woon ay fola ko tegoon feebar baa ci réew mi ko nañ ko jàppe noonu gën a seet sell wàññi ay génn toog ci biir kër yi ni ko Chine. Asalaamaaleykum mbokk yi bienvenue fii ci marché bu Bambilor comme li ngeen gis ni tey ni marché bi mi ngi tëj définitivement mairie bi sànq maire bi ñëw na fii maanaam conseil technique wala chef de cabinet moo ñu ni ngeen gis ni taxaw ni jaaykat yaa ngi ni ñoom jaaxal nañu def actuellement ni xamul lu ñuy def xanaa ñu dem ci biir marché bi xool seen i xalaat bi tamit ci tëj marché bi xam ne nag tëj définitive lay doon maanaam kenn du fi jaay loolu la justement en tout cas la mairie vient de prendre la décision tout à l'heure là vraiment la fermeture définitive du marché de Bambilor jusqu'à nouvel ordre justement on va voir d'abord la réaction kii di chef cabinet du maire de justement Ibou Gueye mu ngi ni taxaw ñu xool rapidement Ibou Gueye d'abord justement sa réaction gannaaw xam ne décision bi maanaam tëj marché bi tey ci Bambilor tey ji lundi 20 avril ñu dem xool justement réaction sama caméraman bi Alassane ñu xool réaction yi voilà kii nag mooy chef de cabinet bu maire commune Bambilor monsieur Ibou Gueye maa ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. tey nag ngeen jël décision bi maanaam tëj marché Bambilor définitivement est-ce que mun nañ xam lan moo waral décision bi ngeen jël tey jii. waaw tout d'abord maa ngi lay nuyu donc décision bi dañu gis ne tey Sénégal fu muy toll muy jàngoro bi nga xam ne mu ngi lëmbe àdduna bi. dañu xool ne à chaque fois bu ñu xëyee mi ngi gën di law di gën a bëri donc ñu taxaw seetlu ne jot na ñu waxtaan ak suñu askan te gis nañ ne fii si Bambilor marché bi dafa nekk marché bu nga xam ne ku ne dafiy ñëw à chaque fois ñu may woo am nañu jógee Kër Massar te tey ñëpp xam nañ ne tey li ñu naan cas communautaire commencé na lëmbee commencé nañu wër tey boo xoolee Kër Massar am na fa ay cas nga dem fu mel ni Bargny aussi am na fa nga dem fu mel ni Sébikotane aussi dégg nañ ko. donc ñu ne nañu war ñi nga xam ne mooy responsable bu marché yi nekk si Bambilor donc mesure bi yemul Bambilor commune Bambilor yëpp lañu ko jël mais Bambilor la ñu njëkk ñu war responsable marché bi woo chef de village ñu ne leen dañu seetlu que ne Bambilor loolu bu ñu xëyee marché bi dafa am ñeneen ñu fiy ñëw di jaay si ñu nga xam ne ñu ngi jóge si dëkk yooyu mu cité te xamuñu leen ñu ne léegi ce qu'on va faire ñun xam nañu suñu njaboot ku si nekk boo xëyee nga jël sa table dugal ko sa biir kër nga jaay sa ay client marché bi lépp lu fiy table dañ koy dégager kii jógee feneen di ñëw bu fekkul keneen xanaa du lal donc mesure bi c'est tellement simple loolu la dañ ko def nag pour sécuriser askan bi li ñuy def defuñu ko mais dañ ko def pour sécuriser suñu askan en tant que autorité donc moo tax ñu jël décision boobu je pense que loolu yomb na li ñuy wax c'est simple dañ ne képp ku daan ñëw si marché bi di jaay yore table soo xëyee jëlal sa table nga laal ko si sa biir kër nga jaay si ay clients. ba kañ nag décision bi. donc décision bi jël nañ ko ba ñu xool situation bi jusqu'à nouvel ordre donc après dinañu xool selon amélioration situation bi si la ñuy xoolaat mesure bi quoi. xam nga situation bi dëkk fi mu toll nii neexul est-ce que jël ngeen mesure d'accompagnement ngir dimbali ñi tamit borom kër yi xam ne ñoo nekk fii nii. waaw mesure d'accompagnement yi defe naa ni ñëpp a ngi koy dégg mooy li président def rek. mooy actuellement ñu ngi ci procédure boobu ñu ngi xool actuellement ménage bu nekk naka lañ la mën a jàppale même maire bi conseil municipal bi dégagé na enveloppe bu 80 millions pour jàppale vraiment askan bi en dehors de li président def donc je pense que loolu ñoo ngi ci guddi ak bëccëg vraiment dem nañu sax ba ne xam nga tey boo xool marché yi dafa am nu muy bindoo souvent marché yi dañuy am ay natt yi ñuy def seen biir tey maire woon na leen woon na délégué bi woon na chef de village ak ñi nga xam ne seq na ko ak ñoom ne leen natt yi ngeen di def ci marché yi quitte à ce que ñu xool naka lañ leen di jàppale pour vraiment gunge leen ci natt yooyu. donc loolu. kon seen xel mën na daal daal. seen xel mën na daal ci voilà donc loolu dañ ko def rek vraiment pour askan wi ñëpp jàpp ci. xam ne feebar bi dafa jéggi dayoo tey kenn nelawatul je pense que lu tëj jumaa yëpp tëj màkk mais tëj marché du dara dañ ko def rek pour quelque temps rek ñu jéem a maîtriser situation bi. c'est simple voilà c'est simple voilà c'est ça. salaamaaleykum yaay booy. waaw maaleykum salaam Aïda Diop laa tudd. Aïda Diop tey ñu tëj marché bi. waaw est-ce que du am gàllankoor seen activité. man maa ngi nii Caaroy laa jóge nii jëndi marchandise ba ñëw sama bagage yëpp nga nee tegoo sama cantine bi nee naa ko daj bagage yëpp loolu laa ko wax te man dëkkuma fi mbëtt laa dëkk bagage yi dañ koy daj ji yóbbu nee na boo fi bàyyee mu fanaan dañuy yàq bagage yëpp xam nga lii metti na avertir ñu waxuñu nu dara ñun ak maire noo ànd waaye waxuñu nu dara dañoo waroon a avertir wax nu ko mais xaalis bi yëpp ñu jaay Caaroy laa wàcc nii léegi ñu woo ma téléphone wax ma xam nga lii metti na trop kenn avertir ñu ñëw rek ramasser marché bi metti na lool te ñun ak Ngagne Diop nag noo ànd di xeex ci terrain bi mënoon na noo avertir ba pare doogam def lii. asalaamaaleykum yaay booy. maaleykum salaam. tur bi ak sant bi. Koudia Ndiaye laa tudd. Koudia est-ce que lii neex na tamit. lii neexul ci xol neexul ci xol jël sa bagage investir ko te kat avertir loo neexul ci xol dañoo war na avertir jour tel da ngeen tëj su ko defee xaalis bi lii xaalis la lii ngay gis nii xaalis la
su ko defee lii ñu bañ ko see def ñu téye suñu xaalis gérer ko suñuy kër waaye xëy rek buub ñun ñii mel ni ko yor ay meuble ñu teguñu ko fenn loolu mooy sama xalaat mesure d'accompagnement daal loolu lañ wax nee na mairie dina leen dimbale est-ce que yaakaar ñun gisuñu dara soxna Astou laa ci dëkk Mbambilor gii est-ce que lii di doomu gox bi mais lii ku ne xam na ni moom feebar bi am na mais nag ku ne xam ne lii naq na ci xol ndax day jël ay 300 000 di ko ci bagage yaakaar suñu njaboot doon di ko def ci bagage kon tey bu ñu xëyee benn ngoon ñuy nag ñu jël leen bagage dem duñu neex waaye suñu ñëwee sax ñu jaay leen tey bu subaa bu leen xëy ñu mën a xam ñu mën a wàññi bagage bi ñu mën a wàññi bagage bi suba ginnaaw suba ñu bañ a xëy ñu tëj marché bi mais démb lañ jëndee bagage def ci ay 300 000 ay 250 000 jaayee go sa 60 fukki junne juróomi jaayee go ko si ñu la tëjee marché bi neexu si xol de baa bu yàq ko fu ñu ko fee seeni borom dañuy jox dong ñu jaay wer seeni borom dañ ñu xaar de dañuy lebal ñu jaay dama caare wer si jëla bëgg a indi démb lañ jël bëgg a indi jaay nañ ci tey ñu ni marché bi jeex tam loolu tam neexul léegi nag ñu ngi ñaan njañ mi nga xam ne moo yore responsable moo ñu jiite mu jàppale ñu mën a fay bari jàmbur yi ndax ay bor lañu yor caare de ay bor la ñu yor nañu may nag ñu mën a ñu dimbali ñu mën a wàññi bari caare yi comme ça ñu bañ a am ak ñoom benn pro waa caare yi ñoo ngi koy ñaan loolu ci ngir yàlla ak yonent bi barke sëñ Babacar Si gi ñu yaakaar ñu ñëpp ñoo ngi ko si ñaan mu dimbali ñu gestuñu nag ndaxte fi ne bagage dina yàqu de bagage dina yàqu te amuñu luñ ko fayee wasalaam. salaamaaleykum yaay bu tur bi ak sant bi. yàgg laa tudd yàgg ndaw. yàgg ndaw tey Ndiaye. yàgg Ndiaye mairie bi tëj marché bi est-ce que du am gàllankoor seen activité yi. am na gàllankoor moom am na gàllankoor trop wax dëgg yàlla parce que depuis ba corona bi amee ba tey liggéeyatuñu dara parce que chaque semaine dinañ toog 3 jours yoo xam ne duñ ko jaay sunu bagage yëpp yàqu na li ñu amoon ci xaalis yëpp yàqu na parce que bagage bi bu tooyee rek wala mu lax dootoo ko mën jaay tey ji nag li ñu gën a metti mooy wàcc nañ ba ñibbi maire daf ñoo waroon a avertir bi ñu xëyee ñun am nañ ay délégué de marché mu woo délégué de marché yi ne leen jour tel jël leen seen i table ngeen laali ko dem ñibbi mais waxuñu ñu dara man damaa tëdd rek ñu ne ma ñu ngi taal seen i table parce que bu doon ay bàyyi ma sax nga mën a wax waaye ay nit nga nekkal avertir leen ne leen ñëw leen jël seen i table ñu jël ko ñun ñu ngi nii amuñu sax saret bu ñu yeb amuñu dara ñu ngi nii ku ne ngi dajji say bagage ñii ngi dajji say mbaar buñ ñu ko avertiroon si suba bu ñuy wàcc yóbbaale suñuy bagage gënoon naa rafet feebar bi moom wax dëgg yàlla ñun xam nañ ne ñun lay xeexal dégg parce que bu ñëwee suñ Bambilor dina métti ku ne xam na ne coronavirus bi am na moom kenn werantew ko mais nag na rafet mënoon nañoo avertir buñ ñu avertiroon bu ñu wàccee jël suñuy bagage mais danoo jékki-jékki rek tëdd ñu ne ñu ngi taal seeni bagage xam nga loolu rafetul mënoon nañ noo avertir laal ñun looloo ñu métti waaw parce que lii moom xam nañ ne am na te dañuy ñaan yàlla mu jóg ku ne mën a nekkaat say activité lii am na léegi lan ngeen ñàkk léegi mu dimbali ñu jàppale ñu lii bu fi jógee rek ñun ñu mën a jaay parce que ñun fii lii si la ñuy faj suñuy soxla si la ñu yor suñu njaboot si la ñuy liggéey di daan suñu doole góor fekkuñu fi jigéen fekkuñu fi ñun dañuy teel a xëy di guddee wàcc namuñu daray góor nañu dimbali rek jàppale ñu ñun liggéey rek lañ bëgg nañu liggéey rek. asalaamaaleykum yaay bu tur bi ak sant bi. man la Mame Poul laa tudd. di jaay lii neex na tamit tey jël décision bi tëj marché bi définitivement. est-ce que am gàllankoor seen activité yi. bañ a jaag am gàllankoor ñun kay fi mu toll nii problème lañ feese ndax ñu ngi yor suñu njaboot war a di xëy di faj suñuy soxla ñu leen la toog leen seen i kër léegi nan la ñuy def te ñoom bu fekkoon dañ ñoo jox luñ toog suñu kër sax ñu mën faa toog wala ñu jox ñu avertissement boo xamante ne dañ ne kat suba ginnaaw suba na ngeen jël seen i bagage waaye danoo jékki dañ taal seen i taabal fu mu teg ay mbir kay day tegu ci yoon li kay fenn la tegu xanaa ñàkk pexe kay lan def ak ëpp ñu doole. asalaamaaleykum yaay Boy. waaleykum salaam sant bi. man la Ndeye Mbooñ. yaay Ndeye est-ce que lii tamit neex na te ñëw tëj marché bi est-ce que du am gàllankoor seen activité yi. Bambilor gi bu ñu tëjee marché bi day metti ñun ñii bu ñu jaayee tey si la ñuy añ suñu wàccee si la ñuy dof suñuy dépasse si la ñuy natt luñ suñu jëkkëri jox si la ñuy dolli ñun sonn nañ torop xaw ma maire bi la xaw ma ku dul maire waaye lii feebar bi occasion dong la ko jëlee ak politique waaye nag defu ko pour feebar pour gis boppam wala pour mu jóg moo tax feebar bu am la waaye nag danoo mayoon ñetti fan na bu nu noppale ko mu pompé marché bi waaye pompé wu fi dara ndax ñoo oto mbalit bi ñooy xëy sindoo ñu nag oto mbalit bi altine lay ñëw bu ko defee di tonni mbalit xasawaay bi yëpp dinu fi ñëw ñun sonn nañu lool na maire bi nag xool li muy def xam ni moom yor na dund ñun nag yoruñu dund amuñu dara dañuy bay dundee. salaamaaleykum yaay Boy. maaleykum salaam maa ngi tudd Fatou Fall. yaay Boy est-ce que lii tamit neex na. neexul metti na ci njaboot yi ñun jigéen lañu te ma kenn ku ci nekk marché bi ci nga yore sa njaboot waaw njañ nag li mu def nii neexuñu tey neexuñu ëllëg waaw ñaareel bi mooy sama jëkkër moo yore woon mbaaru yàpp ba fële ca kaw tali ba mu dàq ko ca kaw tali ba dugal ko fii ci biir marché bi yaa may dégg
ba ko dugal ci marché bi tey bu tëjee marché bi tey fan lay jaayee ndawalam gi Jaksaaw la koy jaayee te yore ñaari kër neexul ñaari kër la yor daa yor kër Mbambilor yor kër Jaksaaw war leen di dépassul guddeeg bëccëg loolu neexul. mais di leen dimbali neexul di leen jàppale loolu la wax. lu mu jàppale gisaguñu dara booba tey dig bi dafa yàgg ñoo ngi dee maa ngi ni heure ma xëyee fu ñu la ñuy toñ di wutul ñu dundal suñu njaboot gisaguñu dara tëju leen tëju day ànd ak dara waaw loolu laa amoon ci lu ma koy wax Ndiaye waaw jërëjëf. Voilà, justement vous aviez entendu dégg ngeen vraiment tey réaction yi xam ne nag vraiment l'émotion est vive tey fii bu mel ni xibaar bu métti laa yi déglu nañ tamit yenn commerçant yi tamit seen i maanaam xalaat gannaaw ba maire Ndiagne Diop jël mesure bi tëj tey marché bi fii ci Bambilor définitivement maanaam kenn du fi jaay ba nouvel ordre ndaxte feebar bii di coronavirus moo ko waral jaaykat yi ñoom nee nañu bañu ñu mesure bi waaye nag ñàkkum avertissement maanaam ñàkkum wax leen ba tel jour la ñuy war tëji ndaxte ñoom nee nañu mairie bi tey la ñuy wàcc nee na tey ngañ tëj marché bi te loolu neexul xool loolu dafa métti tamit boo xool ñu bëri dem nañ tey marché bi maanaam caaro yi ak yenn marché yi def investissement yu bëri maanaam dugal leen seen xaalis te ñun ñu ni taxaw yor seen i marchandise xamul lu ñuy jox naam mairie bi tat nee na nag ñoom tamit dégagé nañu lu toll 80 millions de francs CFA xam naa loolu nag ñu ngi xaar ñu xool fan yi incha allah lu muy doon c'était justement là aujourd'hui justement le point rapidement ici au marché la fermeture justement définitive du marché de Bambilor suite à l'épidémie coronavirus justement les commerçants ne sont pas contre mais ils déplorent tout simplement le manque d'avertissement parce que évidemment la mairie n'a pas averti selon eux les commerçants et ils sont venus aujourd'hui tout simplement pour appliquer la mesure de fermeture dans l'immédiat et justement c'est ce qui fait mal parce qu'évidemment ils ont beaucoup investi ils ont beaucoup vraiment dépensé en termes d'achat de marchandises donc aujourd'hui ils ne savent plus quoi faire ils ne savent plus à quel sens s'évouer ici même si la mairie quand même par rapport à son chef de cabinet justement Ibou Gaye nous a tout à l'heure rassuré que la mairie a déjà dégagé une enveloppe de 80 millions de francs CFA pour venir en aide à ces commerçants ici à s'établir à Bambilor justement ça on sera justement on va donc essayer de voir cela dans les jours ou bien dans les semaines à venir c'était justement ici au marché de Bambilor par rapport à cet événement on se donne rendez-vous très prochainement inchallah mbokk yi xam naa baskanam inchallah ñu de inchallah merci beaucoup jërëjëf li nañ ci teel a jóg bala mu yegg ci suma yëgoon ànd jële ko fi bu ñu fowe suñu bakkan waay dan faju feebar baa ngi ci réew mi ku ne la mën a dal ku ne mag ndaw waaye ngala bu ñu sàggan waay dan faju nañ dellu ñaan ci yàlla mu teggal ñu bi balla li dal Chine metti na Italie France waaye na sàggan faju weddi gis bokku ci léegi leer na ñoo ko déggandoo lim baa ngi yokk luy jot na amatul na boo xel moo ñu wuutaleeg mala nañ ko jëfandikoo corona baa ngi wéy di lor tey ana manu di bango réew mépp la ñu soxla tey ci xàccu dóorandoo amatul parti politique tarixa na ñëpp jógandoo set rek la laaj aaral sa bopp aar sa dëkkandoo dimbali fan la toll bi baana dem ci loxo yi ko yellool ñoo ngi ci état d'urgence maanaam cas bi mu ngi critique jël leen seen matuwaay te ngeen delluwaat ci kër yi tëj daw ba ngay ami tànk bu la dëgër bopp sànk respecté mesures yi te sa tànk moo ko mën a fànk teel a jóg bala mu yegg ci suma yëgoon ànd jële ko fi bu ñu fowe suñu bakkan waay dan faju feebar baa ngi ci réew mi ku ne la mën a dal ku ne mag ndaw waaye ngala bu ñu sàggan waay dan faju nañ dellu ñaan ci yàlla mu teggal ñu bi balla li dal Chine metti na Italie France waaye na sàggan gën faju corona ñu fekk ci sunu jàmm daal dañuy gane mu yéem ñëpp feebar buy wàlle gaaw a law di jaar ci gémmiñ bakkan bët loxo daa war a set toogal sa biir kër bu la kenn seet taxawaalu kat yi la gën a yàq néew yaa ngi gën di bëri fépp takkal sa masque tufli ci mouchoir tey sànni ci mbalit moytu xew ak ndaje yi nuyoo yi nañ ko bàyyi tamit àdduna joxoñ ba raamu tuuma ci ko ne xamee tuuma dina ngi sëgg di jooy nee na ngëm-ngëmi la ñu jël saam ci luuma virus baa ngi daw nañu ko stoppé corona jaxase àdduna fu mu xasa dugg dara du joxe yaram bu tàng sa xët su bëri wala ay jafe-jafe ci sa nooy yi fagaru moo gën faju ba gisatul loo xam woote dinañ la jël si kaay yi gën a bëri fii bés bu nekk lim bi yokk xawma lii lan la nii nañ wàññi kenn bi di raxas loxo yi nuyoo salaamaaleykum rek doy na ci